dal leen ak jàmm Olof Njaay nee na tontu du forox kon que tontu du forox démb kii di premier président de la cour d'appel bu Kaolack juge Ousmane Kane tontu na collègue am bi di Yaya Dia xam ngeen ni kooku dafa accusé woon kii di Ousmane Kane moom dafa corrompu di jaay dossier yi mu yor di ko def xaalis démb nag kii di Ousmane Kane def na conférence de presse ca Kaolack tontu ko nee ko yow juge Dia nee nga man dama corrompu waaw dama corrompu waaye yow da nga bon ba ñëpp xam ni da nga bon yéene woo kenn jàmm respecté woo kenn man maa la mag respecté wu magistrat waaye nag bàyyi naa la ak conseil supérieur de la magistrature man loolu laa wax sama naataango yi jël parole nag ne sama naataango mi di journal Sud Quotidien ne juge Ousmane Kane chargé na juge Dia ndaxte ku nekk xam na lu mu ko tontu démb sama naataango bi di journal Le Quotidien ne Ousmane a sorti sa canne daanaka génnee na kan bi mu yoroon ngir dóor kii di juge Yaya Dia sama naataango yokk ni moom recusé na accusation yoo xamante ni jot la ko wax ci moom nee na ko daanaka collègue la koo xamante ni bu yéenewul kenn dara te respecté wul kenn journal bi ne journal enquête bi mu déggee li nu mel ne man yéemu naa ci yàlla man lu ma jàpp mooy lii bu fekkee ni pëccoxoo bi ci magistrature bi nañu waxante dëgg la magistrature va mal daan nag la magistrature va mal ndaxte ku nekk xam na lii du tax benn yoon ñu respecté magistrat yi sama naataango jox parole benn magistrat boo xamante ni waxul turam waaye wax na ci yëf mu ne man bu dee yàlla yi tax ñu wax man lii metti na ma ba ci kanam yàlla metti na ma ndaxte man boo xoolee ba def naa léegi matal na fanweeraat man doyen la waaye bi ma commencé liggéey ba léegi musuma gis lii ñaari juge di waxante lii musuma ko gis man respect laa xamoon ci magistrature lii nii musuma ko gis droit de réserve daanaka doo tëb nga wax man musuma gis lii te man nag lu ma jàpp mooy daanaka chancellerie moo bàyyi ministère de la justice moo may ñuy def ay conférence de presse di waxee ni bu fekkee ni loolu amuloon ku nekk xam na ni duñu ñemee wax yenn ni looloo am conseil de discipline bi waroon na ko lijjante nu mu gën a gaawee sama naataango bi journal Les Échos jëlaat parole ne nu mu mën tamel juge Yaya Dia ku nekk xam na juge Yaya Dia du lii mooy gulet muy def li nu mel daanaka def ay coup de sang di def sortie yi nu mel ñu laaj sama naataango lan moo tax mu xool li nu mel mu ne mais juge Yaya Dia yéen a ngi fàttaliku CREI moom moo démissionné jékki-jékki ne Henri Grégoire Diop yow yaay président man maa nekkoon sa assesseur bàyyi naa mu génn ku nekk mi ngi fàttaliku démission fracassante boobu moom mooy Yaya Amadou Dia yéen a ngi fàttaliku naka noonu moom moo ne woon itam d'accordul ni Karim Wade warul nekk candidat moom nee na Karim Wade dafa waroon nekk candidat moom moo waxoon li nu mel itam naka noonu tey jii mu attaqué collègue am bii di Ousmane Kane maanaam nga ne magistrat bu singulier la de daanaka doo gaaw a gis juge bu mel noonu bu amee fit noonu nu mënta mel sama naataango bii di Sucré Salé ne ci journal Le Quotidien fu mu toll nii ñu daanaka ça balance à tout ñun xamoon nañ justice du ñu wax ju bëri ku nekk xamoon la ni ma waaye nag déballage la ku nekk lu mu xamal nit ki mu génnee ko te loolu ku nekk xam na daanaka baaxul dara ci magistrature ñu wax ci IBK nekkoon président bu Mali gannaaw biñ ko génnee foofu ci coup d'état sama naataango bi di journal L'Observateur ne boo moyul IBK dina ñëw Dakar waaw boo moyul Dakar moo koy accueillir journal L'Observateur ne capitale Sénégal figure parmi les destinations daanaka bokk na ci destination yoo xamante ni boo moyul dina fi ñëw naka noonu itam sama naataango ne bu fekkee ni du Dakar beneen piste bi mooy Émirats Arabes Unis waaye nag sama naataango ne bu fekkee ni IBK choisir na Dakar ñu may ko mu ñëw du nekk gulet ndaxte Sénégal yaa gën a jàppale ay président yoo xamante dañ leen dégager ci pouvoir ñu ñëw toog fii jàpp seen jaamur kuul fii nii Sénégal ñu laaj ko ñan la mu ne yéen ay fàttali ko Amadou Toumane Touré biñ ko dégager ñëwul fii la rek Hissène Habré du fii la nekkoon ba ñu jugé ko tëj fii la nekkoon Adama Barrow du fii la def prestation de serment balaa ñu koy yóbbu Gambie dangay fàttaliku soo naataango ne kii di Amadou Ahidjo nekkoon président Cameroun moom tamit biñ ko génnee foofu buddee foofu fii la jox daanaka sax moom fii la gaañu yóbbu ko rob ci cimetière bu Yoff sama naataango ne looloo am de journal bi profito ci def nag gestu laaj ancien chef d'état-major armée Sénégal général Mansour Seck ñu laaj ko moom naka la gisee coup d'état bi mu ne coup d'état de man mun ma ne baax na ndaxte ku nekk xam ne militaires yi bu ñu ñëwee ci nguur gi kenn mënu la wax daanaka lu nekk ci seen bopp sama naataango joxaat parole benn expert en gestion des situations d'urgence colonel Mamadou Hadj nee na nag fu mu toll nii CEDEAO am na ñoo xamante ni nee nañ il faut ñu dem jëlee militaires yi foofulee ñu laaj ko ndax loolu mën na nekk comme nuñ ko bëggee def ci Gambie moom nag mu ne moom jàppul ni loolu mën na nekk solution ndaxte Mali du Gambie ñu wax ci livre boo xamante ni kii di Thierno Alassane Sall nekkoon ministre ci
bi régime président Macky Sall bind moom nag livre boobu protocole de l'Élysée confidence d'un ancien ministre du pétrole loolu mooy titre bi sama naataango ne gannaaw bi mu defee tuumal yooyu ci régime nguuru Macky Sall au cadre républicain yi jot nañ génn ne Thierno Alassane Sall daanaka yow doo dara waaw ndaxte da ngay génne secret d'état waroo ko génn Diouf Sarr Abdou Mbow ak Cojer ñoom ñëpp dañoo lapider Thierno Alassane Sall sànni ko xeer Thierno Alassane Sall ku mer la rek waaw délateur koo xamante ni day génne ay affaire di kaj mu ne Thierno Alassane Sall immature rageur ak revanchard daanaka loolu la lii quotidien wax sama naataango bi di journal L'As wax nag ci gestu boo xamante ni IFAN def na ko ci gel hydroalcoolique yi daanaka jaabaa jonge ci dëkk bi ñu ne dajee rey coronavirus boo ko fompee ci sa loxo yi day rey coronavirus sama naataango ne l'IFAN de lu mu génnee daanaka gel boobu de bu la neexoon sax nga tuddee ko ndox ndaxte boo jëlee fukki échantillon ñaar ñoo ci baax ñeneen ñëpp ay ndox la gel yooyu IFAN nee na réyul sax weñ bay rey coronavirus sama naataango ñu jeexal ak sport Ligue des champions finale bi war a am ci dimanche bi sama naataango bi di journaliste Stade Quotidien ne première wala 6e étoile daanaka première étoile pour Paris Saint-Germain 6e étoile pour Bayern de Munich sama naataango ne nu mënta mel dina explosif PSG Bayern ci ñaari fan yëpp am na ay attaquant de choc sunu lamb Gaston Mbengue waxatina moom nag wax na ci Gris Bordeaux nee na ko man jox naa la sama avance daanaka jox naa la 10 millions ma ne la préparé nga ñu ngeen lutter yow Balla Gaye nga bëgg ma dolliwaat la 15 millions loolu mooy la bu fekkee ni bëggoo delloo ma sama xaalis loolu laa wax restituer ma sama 10 millions loolu la ndax amuma benn fixation ci yow dul yow sa morom boo bëggul nga baax duma la yokkal 1000 francs jërë ngeen jëf. kon lii tax lii mu gàtt la ñu fa rek daal di def moo tax nag defuñu lu jëm nag ci wàllum liggéey gi xool lan moo war a tax ñu daal di jëlee foofule jëlee fa itamit lu jëm ci danger ak impact bi nga xamante ne produit boobu am na ko ci suñu environnement di ngeen déglu jëruñ ñu dénk kon wàllu woowu ci biir xibaar yi Union des magistrats du Sénégal daal di yóbbu ca yoon mesure bi nga xamante ni jël nañ ko ngir daal di affecté kenn ci ay ñooñam di juge Ngor Diop. jëlee ko kon Podor yóbbu ko Thiès juróom-benn avocat la ñu rek daal di jël ñoom waa UMS ne nag dañoo njort ne loolee ab daan la bu ñu teg kon ci seen kaw naataango quartier yu bëri fii ci Ndakaaru daal di rek tëmb gannaaw kon taw yu am niki ajjuma ci suñu réew rawatina nag fii ci Ndakaaru jàpp leen ne nag taw yooyu dana rek daal di wéyandi tey ji ci samedi ji bu ñu sukkandikoo ci waa ANACIM ci xibaaru tàggat yaram football ak FC Séville mi nga xamante ni daan na jël juróom-benneelu yoon Europa League club espagnol bi nag démb la daal di door ci final Inter de Milan 3-0 danañ ko daal di yaatal ci xibaaru tàggat yaram yi ak Malal Junior Diagne Abdoulaye Diop mu féete ci machine bi ci micro bi Dieng ba Seydou Ba. ñun ne di dalal ak jàmm ci xibaaru suba si fii ci rajo Futur Média doore ko ak lu jëm nag ci nitrate d'ammonium bi nga xamante ni moom la ñu rek daal di denc foofee kon ca zone bu transit bu port autonome de Dakar ñu daal di koy xayma ci ñaari junni ak juróom-ñaari téeméeri tonnes loolu nag daal di méngoo ak quantité bi rek daal di explosé woon foofee kon ca Liban daal di rek yàq dëkk wa produit boobu nag dangereux la rek daal di def waaye jàppale ne ci xibaar danañ ko rek daal di yóbbu kon ca Mali bi nga xamante ni foofee la war a nekk loolee ci waxtu yi ñu dëgmal lay doon jëriñ ñu dénk wàllum environnement moo ko rek daal di xamle moom Abdou Karim Sall mu yokk ci ne kon diir gi na mu gàttee moo tax ñoom jotuñoo def kon la ñu duppee étude d'impact bi nga xamante ni kon produit boobu amal na ko kon ci askan wi Abdou Karim Sall ñu déglu ko ci micro Abdoulaye Diop. ñun le mardi vers 16h dañ jot benn bataaxal bu jógee ci société bi nga xam ne moom la ñu tuddee Xlog buy demander à ce que ñu autoriser ko mu stocker à partir du moment port def ko sommé mu génnee produit bi foofu pour que mu mun ko stocker ci benn bërëb bi nga xam ne am na ko jom ñaaj mais ci saa si le mercredi ñu tontu ko pour wax ko ni le ministère de l'environnement n'est pas favorable à ce que ñu jëlee produit boobu te mu waroon
naroon génn réew mi ñu koy stocké à Diamniadio. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour ñu transférer produit bu mel noonu il faut d'abord une étude d'impact environnemental et social ak étude danger loolu nag mënul jeex ci ñaari fan mënul jeex ci ñetti fan loolu moo tax ñu tontu société boobu pour wax ko ni le ministère de l'environnement ne peut pas délivrer une autorisation pour une telle opération comme courrier bi dafa dem ci fi nga xam ne foofu moo doon adresse bi xamuñu ko jotuñu ko livré personnellement j'ai demandé à recevoir ki nga xam ne moom mooy administrateur ma recevoir ko après le conseil vers 17h30 ma jox ko une copie de la lettre qui lui a été adressée mais ma notifié ko ni produit boobu ñu wax ni dañ ko bëgg a stocké Diamniadio ñun d'accord liñ ko suggéré mooy que ñu jël produit boobu yóbbu ko fi nga xam ne foofu la waroon dem muy dafa waroon transiter Sénégal dem Mali ci moment bi may wax ak yow j'ai confirmé avec ki nga xam ne moom mooy secrétaire général port pour mu wax na ma ni actuellement produit bi ñu ngi koy yóbbu di ko jëlee port di ko yóbbu fi nga xam ne moo doon destination sous bien sûr sous bonne escorte. mu nekkoon kon jëwriñu dénk wàllum environnement du Abdou Karim Sall danañ ca daal di dikkaat ndaxte dañu topp kon mbir mi ba xool fan la wànnent de mujj ak i gëtëm Union des magistrats du Sénégal dafa daal di kon jox lu toll juróom-benni avocat ngir ñu daal di défendre ki nga xamante ni moom mooy Ngor Diop nekk président bu tribunal d'instance bu Podor moom mi nga xamante ni kon dañ ko rek daal di affecté kon jëli ko Podor yóbbu ko kon te cour d'appel bu Thiès waaye foofu nag conseiller la fa dogal googile nag ñu daal di koy rek jël gannaaw ab procédure de consultation à domicile maanaam dem kon amal ab procédure consultation foofu ca kër donc maître Ousmane Seye bokk ci avocat yi nga xamante ni ñoom ñoo koy rek daal di layool mi ngi rek daal di éclairer lu jëm ci conditions yi nga xamante ni ñu ngi koy rek daal di jibal jëmee ko ci procédure ndax boobu yoon ànd na ca wala àndu ca ñu déglu ko ak Seydou Nourou Ba. waaw man xam nga loolu su ma ciy wax xam naa ci lu bëri parce que ci avocat yi nga xam ne magistrats yi bu union des magistrats contacté na leen ci laa bokk ñu nekk juróom-benn parce que ñoom dañ yaakaar ne dañ am seen naataango boo xam ne moo nekkoon président tribunal bu Podor ñu xëy suba affecté ko ci lu ñuy wax consultation à domicile. consultation à domicile boo ko déggee mooy au lieu que conseil supérieur de la magistrature dajaloo physiquement ñoom ñëpp ñu toog waxtaanee dossier yi ministre bi day jël téléphone am daal di woo ku nekk ne la waa dama bëgg def lii dama def leen nga ne ko waaw mu def ko loolu nag bu fekkee da nga war a affecté magistrat aussi dañu ne consultation au domicile buy am dafay doon lu jàmp mooy kenn feebar bu tar ñu war ko remplacer wala kenn ñu affecté ko bitim réew parce que dafa war a jàngi waat ak yooyu ñu war ko remplacer nu mu gën a gaawe loolu la wax mooy urgence loo xam ne dafa jàmp wala les nécessités de service léegi nag loolu waroo ko utiliser pour daal di sanctionner magistrat union des magistrats ñoom dañu yaakaar ne seen naataangoo boobu nga xam ne dañ ko affecté pour daal di ko sanctionner ñoom nag ay nitu yoon lañ ay magistrat lañ seen xeex du nekk di saagante di sànni xeer ak i extra dañ koy def loo xam ne ci yoon lañ koy teg moo tax ñu jël ay avocat ne nañu dem jooytu ko au niveau de la cour suprême pour ñu annuler décision bi je crois que ñooñu seen jaañ wàcc na. lu jëm nag ba léegi ci wàllum yoon juge Ousmane Kane moom bokkatul ci union des magistrats du Sénégal la ko waral mooy président bu cour d'appel bu Kaolack ne nag dogal googu la ko tax mu jël ko mooy yenn ci ay comportement yi nga xamante ni magistrat nee na yi nga xamante ni ñu ngi doog a dugg ci métier bi ñu ngi koy rek daal di amal te ñu jàpp ne dafay caxat-caxate li nga xamante ni moom mooy dignité ma kon loolu nag juge Yaya Amadou Dia moom tamit daf ko daal di tuumaal ne ci wàllum trafic d'influence ak yenn njuuj njaaj yu muy rek daal di jël ci wàllum décision de justice rek loolu gannaaw kon ba mu bàyyee kenn ci ku ñu doon tuumaal faat bu métti président cour d'appel bu Kaolack démb nag daal di janook taskatu xibaar yi ngir leeral mbir mi Ibrahima Diamé. juge Ousmane Kane di premier président cour d'appel bu Kaolack daal di teg ay dossier yu bëri ci tablam bi ngir weddi accusation yi nga xamante ni naataangoom bi teg ci ndodam ci njëlbeen mu ne naataangoom bi ci boppam amul benn maîtrise ci dossier yi muy yëkkati. ñun li tontee suñ sago rek mooy ñëw jël dossier bi bon ko Sénégalais ne voilà dossier yi wax yëpp ñu ngi nii yim tudd te amu ci benn bu mu produire pièce dossier yaa ngi nii
mooy dossier yi ma leen jox ku ne yor na dossier bi boo demee seetal nga lire ko même boo jàngul droit nga lire ko ba xam li nekk ci biir loolu. dossier par dossier juge bi lee di yëkkati di weddi bi ci njëkk moo di affaire bi nga xamante ni moom moo laaleeg kii di Oumar Gueye ñu gëndone woon tëj ko ci ngiru dundam naataangoom bi di Yaya Amadou Dia tuumal ko ni moom moo ko libéré ci lu ko neex Ousmane Kane daal di xamle ne moom moo ko libéré. man dinaa ñëw bas at yi ma toll gis nit koo xam ne yow la nga def benn ati koso lañ la war a condamné non seulement ñu condamné la sa giiri dund mais nga def ci koso bi juróom-ñetti at kii la condamné moom bu ngoonee mu fanaan ak jabaram fanaan ak ay doomam yow ñu bàyyi la ci koso bi juróom-ñetti at li mu def ñaaw na bokkul ak sunu diine bokkul ak sunu civilisation mais loi daf ne ku ñëw fekk nit ku dee nga jël ci moom dara wala nga laal ci moom dara benn ati kaso la moom mu jox ko giiri dund. mu doon accusation contre accusation diggante au magistrat Ousmane Kane xam le ni dara wundu ko lu dul yaradiku ci ñenn ci magistrat yu ndaw yi ndax nag accusation yi le dina ko yóbbu fi mbax na doone benn Ousmane Kane waxu ci lu leer. dossier baa ci loxo ministre bi moom dina ci seet li muy def buy dem conseil discipline moo xam buy def leen moo xam. Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. xiiroo beeg ngaayoo bi am ci diggante magistrat bi te nag askan wi di ko rek daal di yëg loolu du jox image bu baax justice bu Sénégal. loolu nag moom mooy gis-gisu waa forum du justiciable ne nag ñoom dañoo am lu leen mitti loolu ci mbir mi ka ko jiite mi ngi sàkk kon ci UMS ñu daal di rek fóot kon seen ay jafe-jafe ci seen biir kër Babacar Ba ñu déglu ko ci micro Pabes Diba. comme ni ko Sénégalais yëpp nemmee ko donc fan yi gis nañ que ni am na benn guéguerre ay série de dénigrement ak ay accusations yu jugee ci ay magistrats ñoom ci seen biir donc mu nekk loo xam ne ñun daf ñu jaaxal daf ñu metti et puis daf ñu jëlee kaw parce que bu ñu demee tey ba ay magistrats ñi nga xam ne tey ñoom ñoo war a nekk au devant de la scène ñoom ñi nga xam tey ñoo waroon doxal yoon ñoom ñi nga xam ne c'est les premiers acteurs de la justice bu ñu demee ba nemmeeku yenn comportement yi ci seen biir dafay nekk loo xam ni daf ñuy metti daf ñuy jaaxal parce que xam nga tey justice dafa nekk pilier boo xam ne dafa am solo justice dafa nekk ponk boo xam ne dafa am solo ci réew donc justice buñ ko commencé fragiliser rek donc dafay am benn répercussion ci askan bi te li nga xam ne tey ñoo ngi koy nemmeeku ci magistrat yi muy gegeer di xaxarante di accusation dafay dem sax ba justiciable bi dafay impacter justiciable bi mun na dem ba justiciable dootul am confiance ci li nga xam te moom mooy justice bi moo tax ñu génne communiqué bi pour ñaan d'abord pour inviter l'Union des magistrats du Sénégal ñu trouver ay moyens def de telle sorte que ba situation bi ñu xool naka lañ koy indee saafara pour sinon lii dafay ternir li nga xam te moom mooy l'image de la justice mais également ñu inviter les magistrats à beaucoup plus de responsabilité jéem a tënku ci li nga xam tey moom mooy seen statut def de telle sorte que comportement yi wax dëgg yàlla ñu gaaw ko jële ci justice parce que bu ñu sàgganul rek mën na fragiliser li nga xam te moom mooy. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. gannaaw bu 8h jotee ba teg fukki simili ak benn ñu ñëw nag ci taw bu métti bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko niki kon ajjuma ci Sénégal gi yëpp Ndakaaru nag ak banlieue daanaka taw mi dafa rek daal di bari diggante kon guddib kon ajjuma ji loolu nag dafa nag wéy bu ñu sukkandikoo nag ci chef service météo bu ANACIM di agence nationale wàllum aviation civile ak météorologie nee na nag am na ay taw yu ñuy xaarandi fii ak kon tey ci ngoon ba suba ñu déglu ko moom Pape Ngor Ndiaye ci jokkoom ak Pape Balla Gueye. ñu xoolee taw démb yi nag ñu ngi toll ci daanaka am nañ fanweeri milimètre ci Dakaru lu ci mel ni Thiès ak Mbour am nañ lu toll ci 20 milimètre ci booru Thiès et 20 milimètre ak ñett ci booru Mbour lu ci mel ni booru diggu dëkk bi lu ci mel ni Kaolack am na 20 milimètre ak benn ñu demee nag ba ci booru bëj Saalum bi am nañ fanweeri milimètre ci Ziguinchor ak 20 milimètre ci booru Cap Skirring Ndar ñu ngi am ci 10 milimètre ak ñett ci diggante démb ci ngoon ak tey ci suba ñu xoolee perspective yi nag li nga xam ne mooy ajjuma tey bi ajjuma guddi tey bi ñu ngi xaarandi ay taw yu yamamaay daanaka ay wis doon wala ay averse yu gaaw yoo xam ne ñu ngi koy xaarandi ci sowu jant bi réew mi ba léegi di ko dalee Casamance jàpp diggu réew mi jëm ba daanaka boru Dakar muy Petite Côte bi
foofu la ñuy xaarandi taw bi ba léegi ba suba ci suba tamit ñu ngi xaarandi ay wis wala ay taw yu néew Dakar Yoff moo enregistré fanweeri millimètres ñu demee ci yeneen localité yi nga xam ne moo féetee ci Ndakaaru ay léeg-léeg ñi ngi am fanweeri millimètres ak benn ba léegi Géejawaay jàpp Pikine foofu ñu ngi koy am ñeent fukki millimètres bu loolu weesoo nag Ndakaaru ba léegi lu ci mel ni booru Rufisque Kër Massar foofu tamit taw bi ñu ngi ciy toll ci ñeent fukki millimètres daanaka gox yooyu la moo gën a taw booru Yoff waaye ci tënk rek ñu ngi yem ci taw bi mi ngi dalee ci diggante fanweer jàpp ñeent fukki millimètres ci diggante démb ci guddi ak tey ci suba. ndox mi bari waaye ba tax gannaaw raay nord daanaka yegg si fa nekki nay jafe-jafe ndaxte tunnel bi nekk kon ci suufu pont raay bu TER moom moo rek daal di mën nañ ko wax réer ci biir ndox mi loolu nag tax ña dëkkee ci wet woowu daal di mer ba futu daal di taal ay pneu ci route nationale bi ndaxte commune yu bari yu nekk foofee ca banlieue bu Ndakaaru li ni mel itamit dañ fa rek daal di nemmeeku nongu ka ñi dëkkee ci ginnaaw raay nord daal dee mer bu futtu ndax jafe-jafe yi ñuy dund te mu tukkee nag ci taw yu mujj yi ñu daal dee taal ay pneu ci route nationale bi ngir wane la leen naqar yi. ginnaaw raay tey amul fooy dugg amul fooy génn. ci saa si ginnaaw raay nord daal dee tàqalikoo ci département bu Pikine la ko waral moo di tunnel ba nu gas nag ci pont train express régional bi te ñëpp doon fa jaar ngir dugg mbaa génn ci gile commune ndoxu taw mi nag moo ko daal dee nangu Amadine Diagne ci gox bi la dëkk. lii dafa fees dell ba nit amul fu mu jaar lii ñun gëjoon nañ koo dund depuis 2009 ca inondation yi gis nga boo duggee ci biir quartier bi quartier Mbaye Diaw quartier Issa Mbeng Mousdalifa 1 2 3 fépp fi mu toll ni ndox la route nationale ba moo rawati nit amul fu mu génnee ginnaaw raay tey. ñu jógee ginnaaw raay nord daal dee jabali nag fële sa Caaroy gaar fii nag ñi dëkkee ci quartier Daaru Salaam la ndoxu taw mi nag daal di tëj seeni biiri kër. ndox mi yëpp fi lay versé ndox mi fi lay wàccee dugg si mënuñoo génn mënuñu wàcc mënuñu def dara. Libaas Diagne ci gile commune la daal di dëkk. boo gisee projecteur bi mu ñëwee ñi nga xam ne ñoom ñoo dend ak raay bi vraiment ci galère la ñuy dund. boo taxawee fii muy taw nga gis ndox mi déversé ci pont bi di jëm ci kër yi da ngay tiit. mais globalement Caaroy gaar ci boobu mooy dund loolu actuellement. gannaaw Caaroy gaar ñu daal di àkki nag wutali jàmm gën si Cap Mbaaw ci gile commune bassin de rétention bi daal di débordé moo tax ndoxu taw mi daal di dugg nag ci quartier yu ci bëri. boo gisee taw bi nii tey jàmm gën fees na dell boo demee Daaru Rahman boo demee Jaksaaw boo demee Waxinaan tey ci école bi boo fa demoon sa yaram day daw école Alioune Guèye da jàmm gën tey xale yi ñu ngi doon def seen examen entrée en sixième xale yi ci biir ndox mi lañ defee examen. ci Pikine tamit mu am ci yeneen commune yu ci demee ni ki Kër Massar Tivaouane Jaksaaw foofee it ndoxu taw ma ne fa di fa jaaba jonge ndongaka Pikine rajo Futur Média. fu soriwul dara Pikine ca Tëngéej foofee nag cité Cyprès ba fa ne moo daal di kon am ndox mu bare mari am nay kër nag yi nga xamante ni daanaka ndox mu dafa dugg am yu bari yu mu fa rek daal di yàq tax ñi nga xamante ñoom ñoo loru ci mbir mi daal di mer ba futt ñoom i tamit ne nag ku moyul danañu rek daal di yóbbu ci yoon kon entreprise bi di Cyprès mi nga xamante ni moom moo leen jaay kër yi Abdou Diouf Diagne. cité Cyprès kër yu bëri ndox mi nangu leen moom kër gi nga xam ne ña nga ca bind numéro 200 Babacar Ngom mu ngi ci yoonu tuxu moom ak njabootam muy dem goo xam ne naqar la ci àndal. chaque at da ngay évacuer xale yëpp meuble suñu moquette tout ça la yow gis nga yëpp évacuer nañ leen donc boo leen yóbbu après yow chaque guddi nga ñëw xool karo yu wàcc na soo amee gan bu mën a ñëw xam nga toujours ay moment de tristesse yoo xamante ne yow rek yaa ko xam si kaw lal bi lañ ngay reeree donc c'est difficile. ëpp ko sens Jibril Maguette Mbeng moom njabootam ma nga mu aj sa kaw wante booy dugg ci kër gi ndoxu taw mi ak ndoxu foos yi dañoo jaxasoo joxe fa xar kanam gu doy waar. ndox mi génn nii ndoxu douche ñooy génn jaxasoo ak ndox taw bi donc c'est-à-dire que parfois gis nga bu tawoon taw yu metti da ngay gis ay tout ça ngay gis mu génn parce que effectivement tuyaux yi ba ci biti léppay nga fulle ni ñuy dundee quoi donc xale yi dootuñu génn xale yi da ngay obligé nga teg leen si kaw tout le temps donc li moom doy na waa trop quoi doy na waa. ñu tënku ci ak kuréel ñii nga xam ne nag ñooy borom kër yi jël lépp daal di koy teg ci ndoddu Cyprès di entreprise bi nga xam ne moom moo leen jaayoon kër yi. ñi ngi waxtaan ak préfet le gouverneur le maire ñoom ñëpp ñi ngi waxtaan ak ñoom mais au même moment aussi Cyprès bi nga xam ne moo ñu jaay kër ñun aussi dañoo am problème ak moom parce que Cyprès daf ñoo nëbb ne fi mu ñu jaay baaxul daf ñu ko woon a wax au début man li ma dugal fii si kër bu ñu ma ko waxoon mais ma dem jëndi feneen mais Cyprès sa responsabilité engagée te ñun li ñu nag mooy fii ak quelques jours ñu génn wax li ñuy def mais dinañ jël ay mesures yoo xam ne c'est contre la Cyprès. cité bii nga xam ne nag mu ngi nekk fu soriwul dara autoroute bi kër yu bëri nag seeni borom daal dinañuy dem bàyyi leen ña nga xam ne nag ñoom ñoo fa des ngir ñu dox seen ay soxla faawu ñu sol ay daal di bott. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne ci bëccëg gi danañu jéem kon daal di jokkoo ak entreprise bi yëngu ci wàllum tabax kon di Cyprès 8h jot na ba teg fukki simili ak juróom-ñett. RFM Sport.
xibaaru tàggat yaram ñu ànd ceeg Malal Junior Diagne. te ngeen jëf ñu daal di kon door xabaaru tàggat yaram yi ak wàllub Europa League bi ngeen football si aljuma ji Séville nag jot na ko jëlaat dafa daal di rek daan ci aljuma ji équipe bu Inter Milan 3-2 la yëf ya mujjee kon jeexee waa Séville nag daal di kon gagné boobu léegi compétition bi mooy juróom-benn yoon bu nu ko jël ba mu jeexee sunu consultant bi di Tassirou Diallo am na njàngat la mu def ca la gaaya wane ci gile jongante nu teelu ko. si football bi soo xoolee Inter moo doon favori si kayit yi mais si terrain bi équipe Séville bi ñu gis moom moo gënoon a taxaw si comportement yi nga xam ne moom lañ doon soxla yëpp moo taxit que ne même bi ñu jëlee bi aussi xam nañ ne que ne ñoom dañ war a mën a dellu siwaat si match bi si moment bu nekk ñëw nañ si jiital nañu équipe bu Inter de Milan bi équipe bi dellu siwaat na aussi dans le jeu mais néanmoins aussi continuer waat nañu gëm li ñu gëm ba nga xamee ne dugal nañu bii boo xamee ne bii bi aussi moom moo damm tànku joueur Inter yi je crois que ne c'est tey jii mooy seen 6e Europa League bi nga xamee ne moom la ñu gagné mooy record bi wane que ne aussi ba léegi football espagnol bi RFM bu si yàlla yóbbuwee ñu waxtaanee football bi si réew mi ak itam xat-xat yi ñu gis ca l'équipe bu Njàmbur bu Louga foofa fukk ak ñett ci ay nit ñu bokk ca comité de Safa Diop daal di kon dikk defu bilan ci la mu yoree équipe ba ci assemblée générale ngir nu seet nag mandat bi nu ko dénk ndax dañ ko koy dénkaat ba dañ koy foqi ci loxoom jox ko keneen ñooñu nag nee nañ daal la ñu bëgg mooy yëf ñu daal di koy tamar ba mu gën a leer ñu am ci ay xabaar ak Abraham Polpuy. ñu lancé ab pétition ñeenti fukk ak ñett membre comité directeur bu ASAC Njàmbur signé ko ñoom nag lu ñu bëgg mooy président wu club bi Moustapha Diop def bilan ñetti at yi nga xam ne mu ngi ci bopp club bi le te organisé ab assemblée générale suñu sukkandikoo ci Mor Fanta Fall moom mi bokk ci comité directeur bu ASAC Njàmbur te yor kàddu nit ñi nga xam ne ñoo signé pétition bi mandat wu Tafa Diop jeex na tàkk. dara lu dul li yoon c'est-à-dire seen mandat jeex na mais avant ngeen continuer mais arrêtez si les gens jàpp ne war na leen reconduire ñu reconduire leen ñëw ngeen dàq qui que ce soit mais les gens doivent évaluer est-ce que les gens sont contents ou non si donc Moustapha Diop lui veut continuer alhamdulillah si n'est pas continuer aussi ñu xam mais au moins on n'a pas le droit les gens ne doivent pas nous bàyyi ñu continuer ak les mêmes erreurs ay jox les mêmes gens. ñii nag nga xam ne dañoo mer ba futu ñoom ñu jàpp ne bilan wu président bi dara baaxu ci. catastrophique le meilleur classement c'est 9e daaw c'était département donc te bu ñu continuer on n'est pas sûr donc de se maintenir donc malgré tout l'argent déclaré avoir été dépensé ci yëpp ni ñu dugg ci xaalis yëpp meilleur résultat c'est 9e mais comme ça si les gens tiit nañu par rapport ak les générations ñu bon il faut arrêter. ñi nga xam ne nag ñoo signé pétition bi di ñu xamal ne caaxaan jeex na takk fi nga xam ne moo di ASAC Njàmbur ku mën ñëw jiite ku deful résultat tamit da ngaa war a bàyyi. daaw jéeg kenn ki def noonu moi j'ai échoué si tu échoues quelle est la suite tu dois arrêter ren jii nii kenn daan bon démissionné na équipe bi ñu jàpp di ko foyee noonu mënu tiital ñun ñii jël équipe bi dañoo foogoon affaire yu gestion équipe xaalis rek la. laata ñuy arrêté championnat bi nag ASAC Njàmbur moom mu ngi woon ci fukk ak benneelu place bi ci kanamu Génération Foot ñaari tali ak Seneps bu Thiès mu nekkoon Abraham Polpuy Louga RFM. Abraham Polpuy moom sax di suñu ndaw bu ñu toogal ca Louga loo Kër Mbaggu xibaar na ni jot naa jéem a jokkoo ak Moustapha Diop ak coordonnateur club ba di Djibril Diallo ngir ñooña mën a tontu ci li leen di tumal waaye ba fii tembe jotee bi ak ñoom mënuta antu RFM nag ma ngay wéy ba léegi jiti ji li buntam ñooñee di ay kilifa ngir bu ñu bëggee yooyu yàbbi ca yooyee mbir ñu dikk ñu jàlleen kon jox suñu micro jàngeen jëf ci tënk li mu ne kon xabaar yi jee ñaanal programme yu neex ci RFM. di ko jaajëfal bu baax a baax moom Malal Junior Diagne 8h jot na ba teg ñaar fukki simili ak ñaar fii ci RFM ñu yegg si ci xibaar yu ñu jagleel wàllum coronavirus bi ñu ànd ceeg Pape Bes Diba. coronavirus bi ci àdduna bi limu ñi mu faat jege na juróom-ñetti téeméeri junni mu di bilan boo xam ne waa agence France Presse ñoom ñoo ko établir ci aljuma jile États-Unis nag moom mooy réew bi nga xam ne nii feebar bi gën na fa laal doomu aadama ci àdduna bi yépp ndax moom soo jëlee la fa faatu mi ngi toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari junni ki ci topp di Brésil moom am na téeméer ak fukk ak benn junni doomu aadama yu faatu Mexique moom
moo ci topp am na moom juróom-ñetti fukki junni ak juróom-ñeenti téeméeri doomu aadama yoo xam ne ni faatu nañ ci Inde topp ci ak juróom fukk ak ñetti junni Royaume-Uni de Angleterre moom mi ngi ci ñeent fukk ak benn junni doomu aadama ci Afrique nag Afrique du Sud moom moo gën a loru ci feebar bi ndax réew mi jamono jile moom la fa am feebar bi yépp toll na ci lu jege juróom benn junni téeméer nit feebar coronavirus bi nag lu mu jur ci Afrique du Sud mooy moom lu mu doon liggéey ci wàllu mine daanu na bu baax a baax ci téeméer boo jël 28% soo ko méngale ak weeru juin atum 2019 artu gi nag jóge na ci banque mondiale ñoom xamle nañ ne crise sanitaire bi mën na indi lu jege téeméeri junni million doomu aadama dinañ ndóol la ci àdduna bi yépp loolu président banque mondiale moom moo ko xamle muy David Malpass. Coro News bi di waxaat ci ñàkk waa Russie bi nga xam ne ñoom ne nañ génne nañ ko di signaler que su fekkee ne nii nag am na ci ñoo xam ne di ay scientifique wala waa communauté internationale bi ñoom am nañ ci xel ñaar bi léegi Russie daal dina décider ne moom dina tester vaccin wam bi lu ko dooree semaine bii di ñëw lu jege sax juróom-ñetti junniy doomu aadama ñoom dinañ participer ci essai yooyu nga xam ne dinañ ko amal ca réew ma. ku jiite fonds souverain russe bi moom a ko xamle ñu wax ci wàllu UNICEF ak OMS ñoom nag ñi ngi woon ne nañ nguur africain yi ñu fexe nu ñu ubbeewaat école yi nga xam ne lu jege juróom benn weer dañ ko tëjoon ñoom ñaari agence ONU yooyu ñu ne nag conséquences yi nga xam ne moo nar a tukkee ci wëyal tëju école yi mooy xaleel yi nga xam ne demuñu jàngi soo moyul violence bi dina dal seen kaw